ayca ñu yegsi ci waxtaan gi tey nag ci digg gi ni ma ko doon xamalee lu ñu bëgg waxtaanee mooy li ñu seetlu ci biir réew mi mooy yenn produit yoo xam ne day dugg ci biir réew mi ñu koy jaay soit xale yi soit nit ñi sax di ko jëfandikoo muy nekk ci biir kër yi te suñ ci noppee la ñuy dogaati wax ne dañ koy dindiwaat ndax nekkul loo xam ne waroon nañ ko fi jaay damay tàmbali ak yow Darou Ndiaye Darou yow yaa fi teewal waa ACIS maanaam association gi ëmb lépp loo xam ne commerçant ak industriel bu Sénégal li ma bëgg xam déjà Darou yéen soo leen di jëlee produit bitim réew wala ngeen defar ko laataa ngeen koy jaay fan ngeen di jaar exactement. waaw salaamaaleykum di nuyu d'abord commerçant yi ñi bokk ACIS ak ñi bokkul ACIS di nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu suñu tonton Maître Massokhna Kane bi ñu bokkal plateau bi waaw bu ñu jëndee bagage yomb na fi muy jaar. dañuy jënd bagage ci fournisseur bi. suñ paree chargé ko ci conteneur andi ko dugal ci bateau bi mu jox ko transitaire bi nekk déjà ci dëkk bi mu war a jóge moo xam Inde la Chine wala Turc transitaire bi moom mooy lijjanti documents yi ci wàllu administration su paree conteneur bi yegg si port ñu jël documents yi jox ko transitaire bi donc transitaire bi moom mooy def déclaration ak packing list lépp lañ koy jox. su paree li ci des liggéeyu douane la su génnee mu wooñu ñu jox ko suñu adresse mu andil ñu conteneur bi. bon direction commerce est-ce que am na ci wàll foofu laay ñëwee ci yow maître par rapport ak législation lu jëm ci moo xam ne dafay dugg ci biiru nit laataa ñu ko dugal ci biir marché bi di ko jaay est-ce que amul lu yoon wax ne noonu lañ ko war a mën a doxalee laataa ñu koy teg ci marché yi wala ci boutique yi di ko jaay. waaw comme li mu wax d'abord bu dee dafa am ñaari façon produit. produit importé ak produit yoo xam ne c'est fabriqué localement ak bu mu ci mën bu dee produit importé déjà xam nga am na li ñuy wax déclaration d'importation des produits alimentaires DIPA moom xam na ko donc loolu bu ñu la ko délivrer boo indee marchandise bi normalement war na am bu fekkee ni ay denrées la war na am ay échantillons yu déposé ministère du commerce bu ko defee ñoom ñooy xool ndax produit bi baax na wala déet. pour des produits alimentaires ministère du commerce am nañ laboratoire. bu dee produit bu ñu fabriqué localement aussi pour nga am autorisation bi mooy AUT bi ñu ci bind autorisation bi loolu aussi ministère moo la koy jox parce que da nga koy yóbbul ay échantillon mu xool moo xam meew la moo xam jus la moo xam ay bonbon la wala ay biscuits lu mënti doon normalement bala nga koy war a mettre en vente war nga am autorisation boo xam daf lay permettre nga mettre ko. autorisation bi ci lan lay dippoo ci lan la mbir mi mën a wéeru ba ñu wax ne diw mi dañ koy jox autorisation wala diw dañ koy bañal autorisation pour mu jaayee fii li xam ne ci biiru nit la war jëm. xam nga bu dee produit alimentaire même bu dee ndox dafay am composition li ñuy wax étiquetage dafa war am normalement étiquette boo xam ne day wax ni produit bi lii lañ ko composé am na farine am na miel am na cacao am na lii nangam. loolu mooy étiquetage bi ñëpp xam nañ ni étiquetage boobu souvent ak li am. du bokk parce que dañuy tromper nit ñi ci loolu di tromper autorité yi nag ñoo waroon am seen mat gu day ni mën a contrôler loolu ñu leen di wax ndax am na des fois ci produit bu njëkk bi ñuy joxe pour am autorisation bi danañ respecter sax yenn normes yi mais bu ñu ko joxee échantillon ba ñu autoriser leen. produit yi ñëwaat après yi defaraat après du respecter normes yi donc loolu gis nañ ko ci boisson bi gis nañ ko ci lu bare. loolu nag service yi ko war a contrôler moyens yi ñu war a am pour def ko moyens yooyu la ñu amul de sorte que fraude bi c'est à tous les niveaux. da ngay gis ñoo xam ni produit yi ñu indi ci marché bi kenn xamul fu mu jógee. souvent étiquetage bi sax c'est en anglais wala en chinois alors que étiquetage. fii c'est la langue française qui est la langue officielle. Normalement produit étiquetage même bu fekkee dañ coo def en anglais war nañ ci taf beneen étiquette en français boo xam da koy traduire pour que yow nga xam produit bi lan moo ko composé parce que des fois graisse mbaam dana ci nekk te doo ko xam yow da ngay gis rek
petit beurre bi am crème ci biir tout ça là ñu jël di lekk rek. te fekk des fois graisse mbaam da ciy ànd. donc yooyu yëpp am na. Darou yéen lu jëm ci mbirub surveiller contrôle boobu maanaam lu jëm ñu yóbbu ci mbir yi ci ay laboratoire ngir di ko def est-ce que yéen yaa ngeen di xool nan ngeen war a mën a def ba loolu am ndax yenn saa yi su amul tamit seen pertement la yéen ndax yoon dina leen daan li ngeen andi woon dugal ko ci xaalis yëpp da ngeen koy ñàkkaat. waaw xam nga réew mu nekk tamit ak tolluwaayam xam nga Sénégal ñun amaguñ déjà disposition yooyu à notre niveau ñun commerçant yi ñëpp xam nañ ne ci secteur informel la ñuy yëngu donc bu ñu amee ay bagages yu ñëw bu conteneur bi génnee liy nekk suñu xel mooy teg ko ci marché bi jaay ko. donc nekkaguñ ci niveau boo xam ne bagages yi day ñëw ñu yóbbu ko. jël ci di ko yóbbu laboratoire. mais est-ce que di ngeen jaay direction commerce intérieur ba pare ministère commerce pour ñoom ñu xool validation beeg produit bi ngeen andi est-ce que war nañ ko fee jaay ak est-ce que jaar na yoon bu mu war a jaay lu ci nekk war ñan lañ ko war a mën a jaay. donc je pense que loolu moom service régional de Dakar moom moo war a déployer ay agents sur le terrain pour vérifier ndax produit yi nekk ci marché bi baax na walla baaxul. Comme le maître wax tout à l'heure je pense pas que am nañ effectif bi pour def ko. mais même su fekkee amuñu effectif bi yéen tamit yéen yaa leen di jëli ji produit bi bitim réew def fay dédouanement fay transit fay lépp li ci war balaa moo dugg ci biir marché bi est-ce que warul tax yéen ngeen jël xaalis dugal ko ci lu ci soit ngeen yóbbu ko direction commerce ba parce que ñoom ni ko maître waxee léegi war nañu am laboratoire boo xam ne produit bi ñu leen mën di jox foofu lañ koy jaarale wala loo xam ne dañ ko war a andi am na foo xam ne dina fa jaare lan moo waral loolu mel na luy manqué yéen jóge ci yéen. bon loolu nag je crois pas que manquement la bu jóge ci commerçant yi comme ni ma la ko waxee commerçant bi moom li muy wut bénéfice lay wut ci produit bien vrai que à notre niveau suñu association dañuy prôner un nouveau type de commerçant boo xamante si ni dafay am conscience ci ay devoir citoyen am buy jënd produit mu jéem ci wut le maximum d'information ci produit bi surtout produit yi ñuy lekk wala produit yoo xam ne day dem ci yaram ñu koy diwoo nga xam ne mun na andi ay problème ci wàllu santé dañ ci def ay sensibilisation ci suñu membres yi pour ñu xam seen devoir en tant que citoyen parce que boo demee bitim réew am ku fa yor ay produits mu sonal ko mu bëgg ci débarrasser wu mu jaay la ko yow amoo benn fibre patriotique bu nekk ci yow. mais yéen loolu yenn saa dañ leen koy tuumaal te leen fibre patriotique boobu da ngeen koy woote mais daa mel na lu des ndax gisoon nañ fi ceeb yi xam ne dañ doon wax ne da doon bonde gisoon nañ ko fi loolu ci bitim réew la ñu wax lañ jógee nee nañ commerçant yi ñoo ko jàllale même su fekkee après andi nañ ci ay yenn leeral gis nañ fi bonbon yi xam ne joxoon nañ génne woon nañ ko fi fan yëla ne mu am ay góor ak góor yuy def leen yoo xam ne baaxul ci warul yegg ci xale gis nañ fi tamit produit yi mujj yi bonbon yi xam ne day am alcool ci biir yéen tamit est-ce que dool du waroo leen xool dëkk bi ngeen nekk déjà lan moo fi dox balaa ngeen ci def parce que même su fekkee ne loi dafa incomplète wala da ngeen ne agent yi dañoo incomplet est-ce que yéen yaa leen war a jéem a xool noo leen koy matale lépp balaa moo jaar ci commercialisation. C'est vrai ñun en tant que déjà commerçant mën naa wax yaakaar naa ci turu commerçant yëpp mooy loolu moom dañ koy ñaawlu commerçant yi nga xam ne dañuy andi n'importe quoi surtout lu jëm ci wàllu xale ak loolu ni mu sensible ñu ciy andi yoo xam ne day ça renvoie ak affaire genre. yooyu dañ koy ñaawlu moo xam ci wàllu lekk la walla ci wàllu woowu dañ koy condamner fermement. voilà léegi liñ ci mën en tant que association ñun mooy sensibiliser parce que li ëpp ci ñun commerçant yi duñ am information dañuy ñàkk ay information ci li ñuy jënd ci suñu wàllu liggéey xëy na bénéfice bi rek la ñuy topp. information yi war ci balaa ngaa dugg ci produit di ko jënd parce que ki jënd produit boobu li mu def ci xaalis bi yëpp xaalis bi mu def ci produit bi yëpp daf koy ñàkk. ba pare mën na cee dem kaso. xam nga kooku bu fekkonte ne dafa conscient carrément ci loolu du ko def. je pense que comme que dossier bi mi ngi ci loxo kilifa yi maanaam les autorités étatiques. te dina dem ci yoon yaakaar naa ñoom dinañ déterminer ku ci nekk sa responsabilité. mais loolu moom li ñu ciy wax mooy képp ku yàlla nattu nga nekk ci yooyu moo xam ak jubadi la moo xam tayoo ko mooy yoon def ci liggéeyam. d'accord maître
nguur gi moo matal liggéeyam wala nguur gi la ay mbiram matul wala commerçant yi ñooy wut yeneen yoon yoo xam ne dañ koy def voie de contournement ba yenn produits yi bëri yoo xam ne day doogaati dugg ba yenn benn citoyen jël ci def ci ab vidéo mu doogaati jur coow ñu dégg waa direction du commerce génn fële ministère commerce génn fële ñeneen société civile ak ñeneen génn ñu doogaati ko mën a retirer lan moo waral explication bu fait yi. waaw lépp ngi ci maanaam yoon nguur deful liggéeyam na mu ware commerçant yi aussi ñu ci bare seen bénéfice rek la ñu xooluñu li te loolu dafa yàgg parce que bu ñu commencé ci état moyens yi mu war a mettre en place par exemple ministère du commerce moyens yi ñu ko war a jox ci ay agents yu mat ci ay moyens boo waxee ñun la laboratoire national mais boo fa demee ay réactifs sax dañ koy manqué donc produit alimentaire chaque jour ñun dañuy wax ni chaque jour dañuy lekk di naan di noyyi loo xam ne daf ñuy rey petit à petit affaire wu lekk bi moo ci gën a garaaw. boo génnee ci mbedd mi ci feuille yi da ngay gis ay façon lekk yu ne la ñuy jaay ay petit beurre fourré ay kii emballé ko nag emballage yu rafet père de famille da nga koy gis et puis day yomb. loo xam ni boo demee par exemple ci grand magasin yi da ngay gis mu fay jar 2000 francs nga dem ci feuille yi nga gis ñu koy jaayee 500 wala 600 mu wóor la ne emballage njëgu emballage bi rek normalement. war na gën a cher. père de famille bi bu ko rombee affaire bi mu gis ni rafet na mu jënd yóbbu këram te dafa am ay kii yoo xam ni ay germes yoo xam mën nga ko lekk mu nekk ci sa biir pendant 5 ans ou 10 ans avant mu yeewu bu exploser ay dégâts lay def donc lekk bi. état bi dafa waroon def moyens yi war yëpp pour ñu contrôler lan moo manqué ndax dañuy wax soo duggee ci direction commerce intérieur ministère commerce soo duggee seen site dañ la wax ne la lépp loo xam ne dañ koy dugal ci biir réew mi wala ñu war koo jaay mu dem ci mbirub lekk dañuy wax da nga war a joxe 4 échantillons produit bi ñu def ci ay analyse nga joxe étiquette beeg maquette bi wala ak certificat analyse produit certificat analyse beeg certificat inscription bi registre commerce beeg lépp dañ la koy laaj mais dafa mel ne loolu da dul loolu théorie la rek loolu dafa mel ne matadiwul su fekkee da nga nii loolu théorie la parce que commerçant yaa ngi nii laboratoire ba loolu amu fa commerçant yaa ngi nii li ñuy importer yépp di jaar ci ay laboratoire du ñu joxe ay échantillon moom wax na ko léegi waaw informel état moo responsable ñoom dañuy dem Chine wala ñu dem Inde wala ñu dem Pakistan gis ay produits yoo xam ni li ñu leen koy jaayee xëy na yomb na façon yomb boo xam ne bi bu ñu fayee douane ñëw fii danañ ko mën a jaayee ñoom sax lu yomb. yow consommateur bi boo gisee da nga produit bi yomb na nangam na fekk produit bi peut-être même c'était périmé. gis nañ ba tàyyi ñu importer fi ay produits périmés du ñoom rek gis nañ fi aussi ay grandes surfaces ñun porté nañ ci plainte bugguma tudd tur ay grandes surfaces yoo xam dañuy indi ay produits nga dem seen rayon. produit bu daan jar 1000 francs ñu baare ko bind 400 francs solde boo xoolee date de péremption bi c'est dans 1 semaine wala 2 semaines or produit yi ñoom bu fekkee France la ñemewuñu ko jaay France 6 mois avant muy périmé wala 3 mois avant muy périmé war nañ ko retirer ñemewuñu ko jaay France dañ koy importer indi ko di ñu ko jaay ñun nègre yi alors nos services de contrôle ñi nga xam ne ñoo waroon contrôler mais il laisse passer cette histoire là li ngay wax ay affaire u jouets alcoolisés ak tout ça là mais c'est d'une gravité extrême parce que naka ngay mën a jaayee alcool ay xale loolu crime la naka ngay mën a jaayee alcool ay xale donc am na ñuy jàpp mais ça fait des années ñu ngi koy def ça fait des années ñu ngi koy def ñaata yoon la ñu rëcc ñaata yoon la ñu écoulé ay stock yu mel noonu mais bi ñu leen jàppee lan lañ wax waaw ñun importé wuñ ko commerçant moo jóge Guinée ñëw gaare otom fi jaay ñu ko joxuñu sax facture xam nga loolu mooy dañu bëgg a interrompre chaîne enquête bi alors enquête en cours l'enquête n'est plus en cours l'enquête est terminée ñoom ils vont passer non pas classe sans suite ils vont passer en flagrant délit mardi ñun nag ñun SOS dañu wax ne on doit ouvrir une information parce que information mooy tax ñu mën a enquête bu en profondeur pour mën a xam source d'approvisionnement yi lan la mais jàpp commerçant yi nga xam ñoo ko fi indi wala ñi nga xam ñoo ko doon jaayaat bu ko arrêté foofu jugé ñooñu condamné leen loolu doyul
Darou lu et c'est valable pour les médicaments. Les faux médicaments c'est valable aussi pour lekk c'est pour tout Darou yéen est-ce que tamit seen responsabilité nekkul en jeu parce que wax nga ko si lii ma information ma joxe ci surtout direction commerce intérieur la nekk yéen ñi war a jëli seen ay produits bitim réew ñëw fii peut-être lii war ngeen ko gis wala soo war ngeen xam procédure bi bokk na ci loo xam ne lekk boo war a jaarale ci biir réew mi nii la war a jaar lan moo tax yéen saa yi yéen dafa mel ne da ngeen koy tëb wala transitaire bi moo ko tëb wala fan la chaîne bi interrompre. waaw commerçant moom comme li ma la wax rek commerçant naturellement li muy seet mooy bénéfice je pense que autorités yi ñoom ñoo war a def seen liggéey ñoom ñoo war a wàcc sur le terrain def seen liggéey produit boo xam ne produit bu ñu gis boo xam ne respecté wuñ procédure bi mu war a jaar pour dugg ci réew mi respecté wuñ ko ñoom ñu def seen liggéey lépp lu ci war ci ay daan ñu def ko ma lay signaler aussi ne commerçant yi bari nañ commerçant yi bari nañ trop mais cas yooyu li nga koy gis peut-être bariwul ñetti cas nga ma ci wax problème mu ceeb bi am na sew-sew bu ci nekk mooy ceeb bi li taxoon mu doon bonde ginnaaw bi dégg naa ñu ne loolu pat bi la su fekkente ne stock bi dafa yàgg. xam nga commerçant yi bu ñu demee Thaïlande wala Chine di jënd ceeb ñiy jaay ceeb duñu leen jox stock bu mujj bi dañuy xool stock bi gën a yàgg yu bees yi dañ koy denc jox leen bi fi nekkoon léegi su yàggee pat bi moom mooy waral mu mel ne plastique boo koy kii muy. loolu tamit du seen bëgg lu yomb rek est-ce que loolu tamit maanaam soo demee ti jënd ji ñu jox la loo xam ne lu yàgg la. yow nga nangu koo andi est-ce que du bëgg lu yomb bëgg wàññi ko bëgg wàññi ko rek ceeb gaawul yàqu. ba pare xam nga Sénégal dafa am loo xam ne chaque fois dañ koy fàttati wax mooy lu jëm ci mbirub stockage fu ngeen di fan la ñu war a mën a denc lekk lu jëm ci mbirub étiquetage emballage yi loolu chaque fois suñ ko waxee ñu ne non dafa cher mais est-ce que nekkul ay mbir yoo xam ne su chéré tamit dañ ko ci war a def pour revenir après prix bi ngeen mën cee gis seen bopp Sénégalais bi tamit gis ci boppam ndax su si gisee boppam mën a delluwaat. Je suis d'accord avec toi. Mais commerçant bi kan lay jaay mais c'est commerçant bi ceeb Sénégalais la koy jaay mais Sénégalais bi pouvoir d'achat am fan la toll. nit ki buy jënd ñun bu ñuy def calcul li ñuy njëkk a xool mooy ñaata lañ mën a jaayee. léeg-léeg nga xool ay prix yoo xam ne soo ko jëndee da nga naan lii Sénégalais yi duñ ko jënd parce que amuñu moyens yi donc yombaay bi je pense que yombaay bi base bi fii la mooy Sénégalais biy jënd li mu mën a jënd nga koy andil jaay ko. léegi nag war nañu veiller le combat du stockage ak combat wu emballage bi parce que da ngay jënd produit fii ci benn boutique wala ci benn magasin doo xam lañ bind ci ginnaaw maître wax na ko léegi est-ce que loolu jotul tamit ñu xeex ci pour fii yéen ñiiti commerçant yi ngeen mën ci def liggéey bu am solo ñun ñiiti koy jënd ñu mën cee gis suñu bopp ngeen mu gën a ñoŋ. waaw bien sûr loolu moom commerçant yi war nañ ci góorgóorlu mais man toujours damay gis ne problème bi mi ngi nekkee ci ki war a sanctionner naturellement nit dafa dëgër bopp ki nga xam ne day wut. muy ki nga xam ne dividende lay wut kooku léeg-léeg mën na bañ a sóoraale règle yi tant que amul yet woo xam ne mooy ñëw muy sanction su amul nit ñi dañuy dëgër bopp dañuy continuer di xool seen bénéfice yaakaaruma ne commerçant yi dinañ jóg di bàyyi xel ci ay étiquette yenn affaires yi mais man fi may insister rek mooy ñuy jiital parfois ñu xam suñu ay devoir citoyen ñun commerçant yi ñun ci côté boobu la ñuy liggéey te loolu dafay jël temps sensibilisation bu yàgg la parce que fi ñu jógee dafa sori di ëpp ci ñun commerçant yi léeg-léeg duñ def école sensibilisation bi ci gën a am importance mooy yar bi nga wax sànq ñu tegee ay lois yu ferme yoo xam ni day am sanction yu dissuasive sanction yoo xam ni buñ la ko tegee benn yoon ñaari yoon te du ay tëj kaso de mais ay amende yu forte yoo xam ni bu ñu la ko defee benn yoon non seulement yow doo sa xel dootul xalaat sax def ko parce que mais combat bi est-ce que dafa war a nekk loo xam ne day yem ci maanaam commerçant yi xam ne ñi ci mbedd mi yenn saa yi la ñuy nekk wala ci ay magasin est-ce que nekk loo xam ne dafa war a gën a élargir ci même grande surface yeeg feneen ak feneen lu jëm ci mbirub emballage yeeg étiquetage yi parce que loolu nekk wax yoo xam ne dañ ko fi yàgg wax loolu yëpp c'est réglementé mais dañ dul appliquer réglementation lan mooy fut man bu ma nekkoon état tey li may njëkk a def mooy damay dem ci magasin importateurs yi parce que dafa am chaîne de distribution mooy les détaillants les demi-grossistes ak ñiy taxaw ci feu yi di jaay ay kii ñooñu ñëpp defuñu dara pour man ñi def dara mooy importateurs yi bu état bi demoon contrôler dans les magasins des importateurs stock ya fa nekk ñu vérifier yépp est-ce que jaar nañ en règle est-ce que
topp nañu procédure bi comme ni nga ko waxee. Oui. ku ci toppul procédure ñu nangu say marchandises détruire ko amul étiquetage ñu nangu ko teg la ay amende yoo xam ni boo ko fayee benn yoon dana yëngal sa capital ba nga xam ne dootoo ko ñaareel. te keneen ku ko gis du ko def lu jëm ci produit yooyu parce que maître mbir mi port lay jaar luy dugg ci biir réew mi port lay jaar wala mu jaar ci poste frontière terrestre waaw. foofu su fa yegsee am na waa commerce comme ministère du commerce war nañ fa am ñu leen fa teewal. war nañ fa am war nañ fa am ñu leen fa teewal lii ci douane war na fa nekk ngir ñu mën a def suivi bi surtout nag loo xam ne lu ñuy lekk la lan moo tere loolu ti mat ndax xam nañu yoon yu muy mbiri ti jaar wala dafa am ay zone de non droit ci biir réew mi. problème de moyen de contrôle moo ci gën a am solo mais na la wóor ni saa yu ñu jàppee kenn am na téeméer yoo xam ne rëcc nañu. est-ce que service loolu liggéey service d'hygiène la parce que service d'hygiène. service yëpp la ci biir boutique yeeg. service d'hygiène c'est dans le marché. mais comme ni nga ko wax en amont bu fekkee ni ba fa muy duggee ci frontières yi fa muy duggee ci réew mi. moo xam port la moo xam frontière terrestre la ak yooyu yëpp bu fekkoon ni contrôle yi mat am na fa déjà loolu dana. kii yu bare souvent da ngay gis douane di jàpp wala gendarmerie mais na la woon ni bu ñu jàppee kenn rek fukk jàll nañu romb nañu fukk rëcc nañu. d'accord te bu ñu rëccee marchandise boobu ça se retrouve sur le marché. Maître en 30 secondes rek. léegi soo ma doon tënkal ban solution la ñu war a mën a teg ngir mën a saafara coow yii nii yëpp maanaam lépp loo xam ne day dugg fii ci biir réew mu doon loo xam ne nit ñi dinañ ko soxla te du leen gaañ. loolu mooy respecter la réglementation qui existe. comme ni nga ko waxee. renforcer les moyens de contrôle. jox leen ay moyens yu mat. ñetteel bi ay sanctions yu exemplaires mais des sanctions économiques des sanctions monétaires yoo xam ni. ñu laal ci gafa gi daal ku ñu ko teg. bu baax a baax bu ëllëgee dootu ko def te sa morom bu ko gisee du ko def. daaru yow tamit lan nga gis sànq yaa ngi wax nañ il faut que ñu dellu siwaat ci yar gi delloo siwaat nit ñi ba ñu am fibre patriotique boobu noonu mais beneen piste de solution soo ko doon joxe lan lay doon pour que mbir mi nekk luy saafara ñëpp. waa piste de solution bi moom weesuwul autorités yi nga xam ne ñoom lañ dénk wér-gu-yaramu sénégalais yi ñoom lañ dénk tamit marché bi ñoom ñu def seen liggéey mooy di dem ci terrain bi ba pare di sanctionner léegi commerçant yi lenn rek lañ leen mën a woo ci lenn lañ leen mën a woo mooy ñu jël seen responsabilité seen devoir citoyen ñu jël ko xam ne ay sénégalais lañ waruñu fi andi mais est-ce que toujours produit yooyu ay sénégalais ñoo koy jaay est-ce que parfois ay étrangers parce que Sénégal léegi marché bi dafa ubbeeku bari na ay étrangers waaw loolu tamit ñu bàyyi ci xel nu mu ko waxee Darou Ndiaye faw ñu gën a xolaat ndax lépp loo xam ne soo ko jaayee keneen mën na yegg si sa doom soo ci xalaatee loolu mën na tax ba yu bëri ñu mën koo moytu mbokk yi di leen sant di leen gërëm maître Massokhna Kane borom SOS consommateur moo nekkoon ci plateau bi ak ñun ak Darou Ndiaye mi nekk ak siis léegi-léegi ñu jox antenne bi kii Osama Monique Sagna pour le journal du 19h45. Merci beaucoup.